waaye quant à matinal assemblée nationale matinal bi sax waroon. non il faut nga dem sa moromu député yi il faut nga dem. il faut nga dem sa borom yi député yi. bal naa leen bàyyil ma toog fii di leen seetaan. en attendant dañu ñuy invité benn safar gu mag sa géej sa xaar yàlla. 11 septembre donc dimanche waa Déggo Family 18 safar gi. donc chez Soxna Maam Fatim Mbacké. donc Serigne Modou Baro kooku sama goro la ñoom Talla Seck ñoom ñëpp dañu fay nekk yéen ñëpp maa leen invité kon sunu safar googu Marie sama rakk ji moom yaakaar pour moom mooy sama yaay Marie Ngouda sa yaay la de fa ko teg te woo fa te lu rafet lu nekk nag daf ma koy ñëwal dama ko jox ñaw rek la ko yàlla def ay ca yéen a kaay groupe des médias la tribune la ñu koy dooree dafa ñëw ci fii réew mi toll tey boolu jàmbat li nga xam ne askan wi ñu ngi ko enu muy ay jafe-jafe képp nga xam ne fees si dell yéen a kaay bi nee na fii réew mi toll wax fa dëgg neex yàlla lu njiit njàkk nguurug Sénégal moo di njàkk état du Sénégal mooy seul responsable askan wi calvaire bi nga xam ne moom la ñuy dund bu ko giiñ kenn ku dul nee nañ état bi la yéenekaay bi dikk nee nañ nappkat yi ci boppam ñëpp nekk nañu ay chômeur aj nañu gaal yi ndax gisatuñu jën bu ñu napp ñii ajul gaal yi dugg nañu ci gaal yi looco yi parce que ne dem mbëkk ji Barça wala Barcelone ñu si bëri des nañu si li nga xam ne moom moo di géej gi donc loolu boo gisee li ko waral du lenn lu dul ay accords yu ñu xaatim ñu yulli suñu géej gi sunu nappkat yi amuñu ci droit dem napp ji feneen ndax nag bu ñu fa demee ñu jàpp leen gis nañ kaay yu sa bari ñoom ñëpp mujj dañu doon ay chômeur ngir mujj seeti ji leneen waaye loolu yemu si yokkute njëg yi nga xam ne dafa mel nii mënuñu ko téye mel ni rek oto buy daw allure jékki-jékki frein yi dagg kenn mënu ko téye fu mu nekk nii nag njëkk yi bés bu yàlla sàkkax bii di yokku barke Demba Ndiaye ñu ngi wax semence yi ñoom moment bi ñuy wax ne waaw semence yi dañ koy jéem a xool nuñ koy mais semence yokku na ba pare élage ngi démb nee na daanaka 60 ñaata nga jëndee. 75 000 même ah. lañ koy yokkee en un mois ñu wàññi la ci 2000 ci 5000 donc 80 000 la. semence yi 100 000 la jëm. 100 000. c'est sûr loolu gi nga xam ne tabaxaguñu. loolu la ñu bëgg. bu dee ñenn ñi arrêté nañ seen production kay moom. ñenn ñi arrêté semence ñenn ñi wàññi nañu production ñëpp arrêté nañ. ñoom ñëpp fu mu nekk Sahel dafa wàññi arrêté gul. Sahel nee na bàyyi na livraison ku joxe woon sa xaalis nga ñëw jël si ko. wala moo la ko Sahel wala Sococim moo ko. Sococim moo njëkk a wax mais Sahel il paraît génn nañ communiqué. non maa lay woon communiqué bu. bi war na ne donc ñoom livraison bi de donc defoon sa commande ñëwal jël sa xaalis. sa xaalis du communiqué sax mais kii la quoi message yi envoyé seeni ay clients. mais ñi ngi exporté. waaw ñi ngi exporté. mu ngi nii bonjour. Nous vous informons qu'à partir de ce jour, la cimenterie du Sahel a arrêté ses livraisons. Par conséquent, nous vous demandons de ne plus faire de versement jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Donc suñu ñetti cimenterie yi fi nekk nii yëpp benn bi dooragul xam naa mais ñett yi fi nekk nii yëpp fu mu nekk arrêté nañ seen production en tout cas mi ngi noonu foofu la réew mi toll njëkk yi yokk yi nga ñëw yaakaar naa ne borom kër yi. nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw dëkkee kër ci bëreex ñetti doomi penn naar yi ndékki añ reer ouverture école dikk na ba noppi inscription war a taxaw ñu ne déete waaye fourniture yi dikk gën a cher loolu yëpp nag mun teggu ci ndoon du li nga xam ne mooy kilifa kër gi maanaam borom kër gi ñu ci bëri nekk ay góorgóorlu ordonnance ñëwagul facture ñëwagul dépense quotidienne bi daal di ñëw ñu ne déete waaye ñu gis ne ko ndóol gi mu ngay gën di yokk ñii di am di gën di am ñii di ndóol di gën di ndóol yéenekaay bi tey def si taxaw seetlu bu yaatu yéenekaay bi ñëw également ci détenus yi nga xam ne ñoom noo nekk sa prison bu Tëngéej ndax ñoom li ñu bëgg moo di ci boppam directrice bi daal di abale moom Khady Fall ñu ngay menacé nag askan wa yeewoo sa cité Maris 1 nee nañu station OL énergie Sénégal bi ñu fi bëgg def bëgguñu ko buñ leen ko fa andil soxlaw ñu station boobee nga xam ne moom la leen bëgg andil foofee ca sa dëkk ba soxla nañu leneen lu dul ab station donc ñoom wax nañ seen bopp. ban dëkk la. cité Maris 1 cité Maris 1 nee nañ soot leneen soxlaw ñu station bi nga xam ne moom la ñu leen fa bëgg andil ñu jàll ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne réew mi ñu ngi koy jànkonteel am ñu nga xam ne ñoo leen war a défendre ñu muy ñi nekk sa pencum ndawi réew ma temps yi Bougane Gueye Dany dafa poñe réew mi de fu mu nekk politiciens yu bari dañoo mujjee fay ndax bi mu jógee ba léegi toogagul Bougane Gueye Dany fu mu nekk poñe na actualité bi cette fois-ci nag dafa def benn sortie daanaka quotidien yu bari dikk nañu si gannaaw ba mu àndee coowal suuf si ba nga xam ne président Macky Sall dégg na ko jox na ko nopp bu baax bi ba nee na daañu annulé mbiri fi mu nekk ni nag député yi lay waxal député 14e législature yi xam ngeen ne kon altine lañ leen di installé fukki fan ak ñaar donc sa assemblée nationale
wax na la maam Abdoul Aziz Sy Dabakh yal na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem ndax nag la mu fa waxoon fàttali ne député yi kon saa su ne def leen seen bopp ni yéen ay représentant du peuple loo leen di jël xool leen bu mbaax ndax arrangé na askan wi wala déet ndax askan wi leen tax a toog sa assemblée nationale discours boobu dafay baax saa su ne ñu leen koy fàttali. Bougane Gueye Dany noonu la taxawee tey jii nee na leen yéen député yi 31 juillet dernier. askan wi yëpp xam nañ ne mën nañoo dem sa pencum ndawi réew mi penc la ñu wax ñëpp mën nañoo siège sa assemblée nationale askan wi ne yéen la ñu tànn yéen a ñu doy dem leen teewal ñu sa assemblée nationale maanaam les représentants du peuple. bu ñu waxee représentant du peuple nee na baat boobu il faut ngeen comprendre ko pencum ndawi réew mi ñëpp mën nañoo dem ca penc ma donc yéen ñu tànn leen ne yéenay représenté askan wi sa penc ma kon xam leen bu baax ne kon foofu boo leen fa nekkee askan googu ngeen fa war a nekkal décision boo leen war a jël Bougane Gueye Dany nee na fàttaliku leen ne kon askan wi ci boppam ñoo leen fa teg xool leen ndax décision boobu arrangé na leen wala déet. ñu ne déet waaye Bougane Gueye Dany na leen l'heure est grave fii ñu toll nii réew mi l'heure est grave kon nag askan wi jafe-jafe yi ñuy jànkonte souffrance bi nga xam ne ñu ngi koy dund ñu war koo waxtaanee sa assemblée nationale bàyyi leen ci xel bu leen nangu mukk la nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy sàkku ci yéen ba noppi bañaloon ko Abdoulaye Wade la ñu bañaloon Abdoulaye Wade moo di moom mu jóg doom ja toog wala mu imposé ñu ab candidature bu nga xam ne ni nanguñu ko ba askan wi jógoon moom président Macky Sall daf ko bañaloon Abdoulaye Wade Bougane Gueye Dany ne yéen député yi rawatina bu Benno Bokk Yaakaar ngallaawaay bu leen gën a yées ndax nag bu leen nangu la nga xam ne moom moomee daf ko bañaloon ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Wade yéen député yi nee na le 12 altine fukki fan ak ñaar warul nekk mbirum deal warul nekk mbirum louve-moi warul nekk lu nga xam ne ni mbirum waxtaanu biir néeg la wala ci suuf daanaka waxtaan wi sax doon na ba noppi ñoom si seen biir. nee na def leen seen bopp ni am na décision yoo xam ne am na taxawaay boo xam ne boo leen ko taxawee sa assemblée nationale ëllëg bu réew mi tàkkee seen loxo nga ca biir ndax nag am na ci loo xam ne ni boo leen ci impu fexee ba nangu ko maanaam président Macky Sall la mu leen di digal ngeen def ko yéen député Benno Bokk Yaakaar bien boo ngeen xam ne troisième candidature boobu dana samp te loolu rek mën naa yëngal réew mi bañ leen loolu ndax loolu daf ko bañaloon Abdoulaye Wade kon nañ ko bañal loolu Bougane Gueye Dany xam na ko nee na bu leen nangu mukk wax fa dëgg neex yàlla bu leen nangu mukk doon ña nga xam ne nii dañ leen di xool jéppi leen xool leen ne ak cim 14e législature Bougane Gueye Dany mooy wax ba léegi de nee na yéen opposition bi nag ngallaawaay fexe leen ba waxtaan seen biir waxtaan leen seen biir ngir am benn candidature waxtaan leen seen biir ngir yéen ñëpp ngeen sécuriser ñi nga xam ne mooy seen i député ndax nag ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la Bougane Gueye Dany si Direct News ba tey ci installation 14e législature bi yëkkati na si ay kàddu nee na lundi warul nekk altine yi njuuj njaaj warul nekk altine yi dil altine yi dëgg la war a. altine yi dëgg voilà jaajëf waaye Yacine Seck nee na altine yi dëgg la war a doon. altine yi dëgg moo di ku si nekk nga xam exactement lan moo la yóbbu sa assemblée nationale ku si nekk xam ne askan wi ñoo la tànn teg la fa ngir nga représenté ko bàyyi leen seen xel ne amul député coloré man député diw laa bés boo leen ko defee rek yaakaar ba askan wi amoon si yéen teggi ngeen ko Bougane Gueye Dany ba tey mooy ñaax député yi de ne da leen l'heure est grave de. fii réew mi toll jàmbat yi bari na. boolu jàmbat li bari na kon nag bi yeboo ngeen xam ne ay jàmbatu askan wi ngeen war a yóbbu sa pencum ndawi réew ma ñu waxtaane ko yéen député opposition bi bàyyi leen xiiroo beex ŋaayoo bi te waxtaan si seen biir ndax nag xajaloo bi du seen arrangement sa assemblée nationale li leen tax a jóg moo di fexe leen ba bañal Macky Sall la mu bañaloon Abdoulaye Wade troisième mandat wala troisième candidature nee na ko warul mën a jàll grand place ba tey ak Bougane Gueye Dany nee na 14e législature bi ngallaawaay bu leen nangu mukk la nga xam ne nii moom président Macky Sall daf ko bañaloon kii di Abdoulaye Wade nee na fexe leen ba président Lamine Gueye fa mu tëdd bu ñu jógee ci bu ñu installé 14e législature bi bu mu am la ko fa naqadi bu mu am lu ko fa naqadi ndax nanu fës kee ne taxawee sa assemblée nationale député yi doon leen ay député du peuple représentant du peuple kàdduk askan wi ndax pénc ma ci boppam yéen la ñu tànn askan wi yéen la ñu tànn yéen leen fay représenté kon nag doon leen ay député yu nga xam ne nii li leen tax a jóg du lenn lu dul taxaw askan wi décision boo leen mënti jël bàyyi leen xel bu baax ne kon askan wi ci boppam moo leen fa teg le vrai journal dikk na ci nee na Bougane Gueye gëm sa bopp j'invite les députés de Benno à voter contre Macky Sall yéen kaay yu bari dikk na ci Bougane Gueye Dany waaye nag moom sàkku na ci gëm sa bopp
moom njiitalu gëm sa bopp Bougane Gueye Dany nee na waa Benno Bokk Yaakaar sax yéen bëgg naa yéen boo leen dem bay voté leen contre président Macky Sall ndax nag li mu bëgg bés bu taxawee rek réew mi dana tàkk te boobaa xam leen ne seen loxo nga sa biir Yewwi Wallu l'équation des 4 candidatures au perchoir mu mel ni kon ça passe ou ça casse coow li ci biir Yewwi Askan Wi am na ba noppi ndax nag candidature yi bari na te ba léegi trouvé guñu consensus ndax loolu du yëngal parti coalition bii di Yewwi Askan Wi en tout cas mbir la sëb la ko bënn mu ngi ca biir l'évidence dafa ñëw ci Bougane Gueye Dany n'acceptez pas Macky Sall ce qu'il a refusé à Wade bu leen nangul mukk président Macky Sall la mu bañaloon li nga xam ne moom mooy kii nga xam ne moo di Abdoulaye Wade waaye l'évidence dafa ñëw ci ministre bi ñu dénk wàllum tourisme ak transport aérien moom Aliou Sarr jàppale ne kon dem na foofee nga xam ne mooy aéroport bu Masseck Ndiaye bu Ndar ba mu fa demee nag doon xool ndax foofee inondé na am déet nee na ba mu fa demee fekk fa benn ndox donc moom ci boppam information yi nga xam ne dañ ko génn ci yenn ci ay yéenekaay wala yenn ci ay presse wala ñu gis ko ci net bi. kon fekk fa dara fekk fa ndox. nee na jot foofu ci boppam gis fa benn ndox te yàggatul dara benn compétition dañ ko fa amal. loolu dafay firndeel ne kon aéroport ba image yi ñu doon wax nee na fake news la. donc dañu ko liggéeyee lépp aw na ci yoon milliards ñu fi def ñu doon wax naan dugg na ca ndox ma ndox mu yóbbaale na ko nee na dara amu si moom ministre bi ñu dénk wàllum tourisme wax fa dëgg neex yàlla nee na aéroport mi ngay fonctionné nice good fine mojji te nag yàggatul dara annoncé na ko benn compétition aéronef la ñuy wax dana fa am. aéronef waaw dana fa am. compétition boobu nag bëgg naa dem seetaani monsieur le ministre bëgg naa dem seetaani Yacine da ngay dem seetaani. kay. ay at yooyu dina romb nii ngay. waaw nañ dem. dina doy waar de. foofu ca Saint-Louis lay amee. ca Saint-Louis l'exclusif dafa ñëw ba tey ci Bougane Gueye Dany kàddu yoo mu yëkkati na non Bougane nag poñe na réew mi de temps yaax actualité bi très bien parce que ay naataangoom yenn politiciens yi fu mu nekk nii ñoo ngi ci calcul yi xool kan mooy nekk président commission et tout ça ngir yokk seen gafa moom nag mi ngi ci côté askan wi n'acceptez pas à Macky ce qu'il a refusé à Wade fu mu nekk nii nag moom mi ngi si non à un 3e mandat ba léegi moom tànk yooyu foofu la taxawee ba léegi Bougane Gueye Dany ñëw na ci l'exclusif ñu ñëw ci yéenekaay bii di teral Massaly Mamadou moom dafa ñëw nag dikk ci ki nga xam ne moo di Abdou Karim Gueye ak nag Cheikh Oumar Diagne nee na nag wax fa dëgg na yàlla bu ñu nekkee ci am réew mu nga xam ne wàllum démocratie moo fi am réew mu nga xam ne wàllum yoon moom moo fi am jot na nag ñu bàyyi li nga xam ne moom la ñuy doxale maanaam lu waay neex wax te du mujje feneen lu waay neex doxale te du mujje feneen te buñ bàyyee noonu mu jàll askan wi ñooy taxaw ne justice bi awul ci yoon donc nit bu defee dara nañu bàyyi yoon def liggéeyam Mamadou Lamine Massaly mooy ni xamle ci ni ñu jàppee kii di Abdou Karim Gueye ak nag Cheikh Oumar Diagne moom mi nga xam ne que force reste à la loi moom noonu la gisee Mamadou Lamine Massaly ñu jàll ci ki nga xam ne rek ci ban la ñuy jël Yacine laata ñu yëkkati rek 24 heures ñëw na ci Bougane Gueye Dany Bougane nag tey moom moo pañe li nga xam ne moom mooy réew mi ñu ñëw ci le témoin dafa ñëw ci crainte yi nga xam ne président Macky Sall mu ngi ko amee yenn la nga xam ne mu ngi koy tiit sa assemblée nationale xam nga ne dañ leen bu ñu leen yóbboo regroupement bu ñu leen yóbboo député yi regroupement ca Saly bu ñuy ñëw ñu war leen def ci ay bus dem si yàlla si Tëngéej dem si yàlla si Badara Mama Yacine defoon nañ ko ñu waree voté ko maire yi xam nga temps yi conseillers yi ñooy voté dañu jël conseil ay conseillers am yóbbu leen regroupement def leen ci ay bus xam nga moom arbitre la xam nga comme jour yi yóbbu leen hôtel téye leen fa ba jour vote bi ay bus la ñu wàccee si buntu maire bi maa nga fa woon et puis ku nekk waatoon nag ne du ma trahir nii nag xam naa député yi Benno yi noonu lañ leen bëggoon def yóbbu leen sa Saly waaye nag ñoom d'accord ñu yebaat leen ci ay bus ñu yogari dugg assemblée nationale xam nga ne matinal bi ñu wàcc rek gis député yi di wàcc ni si bisu kii yooyu bisu nawetaan yooyu ñuy wàcc par benn di dugg après regroupement bi donc lépp pour mën a sécuriser li nga xam ne moom mooy seen i vote assemblée nationale yéenekaay bi dikk na si nee na loolu nag moom mooy problème bi fu mu nekk nii problème bi dëgg ci critique rentrée des classes sa assemblée nationale jour J-3 nee nañu El Hadji Ahmed Aïdara député et maire bu Guédiawaye fu mu nekk nii nee na candidature am wax fa dëgg neex yàlla négocier ko waxtaanee ko fa mu teg tànkam teggiw ko donc bi boo ñu xam ne bu ñu demee assemblée nationale bu ñu nee kan moo bëgg a jiite assemblée nationale moom dina yëkkati loxoom te loolu dara du ko dindi moom El Hadji Ahmed Aïdara donc biir Yewwi Askan Wi nag coow li moo di ani kan mooy nekk candidat bi nga xam ne moom la ñu jël Ousmane Sonko daal dina ci wax weddi na ni moom Lamine Thiam la àndal Sonko dema tout soutien à Lamine Thiam te wax na nag
ay vérité moom Ousmane Sonko nee na candidat bu opposition bi mu neex mu naqadi Yewwi lay jóge am biir Yewwi donc ay taxawoo ngi ci ay ñeneen ay parti yi dajale ñu ngi ci moom ci boppam nee na mu neex mu naqadi Yewwi Askan Wi fa la candidat opposition bi di génne soit candidat bi daf fay jóge wala après nu golo xam boote doomam lëngoo neex na waaye ko bàyyi mu dem axi baggam collaboration bi daal di tas Ousmane Sonko mu wax loolu ci yéenekaay bi di Les Échos. Ahmed Aïdara maintient sa candidature qu'il pleuve ou qu'il neige mu xiin mu taw glace wala mu taw ndox plan Orsec wala mu inondé wala ñu déclenché plan Orsec wala lu mu ci manti doon ay canaux à ciel ouvert pour évacuer ndox mi yoonam nekku si ñëpp xam nañu El Hadji Ahmed Aïdara bu màttee day dagg aywa nee na candidat la te am na ci droit bu ko neexee nekk am na ci droit dëgg am na ci jàllu ci ginnaaw en tout cas yéen kaay bi dikk na si kon nag li ci kanam raw li gët lépp dina leer altine fukki fan ak ñaar ci weeru septembre. El Hadj aywa Hadj Mansour vous avez les titres. alors dañu koy doori titres yi ci waa gendarmerie. mais li ko toj ñun ñëpp xam nañ lan moo ko toj ba président Macky Sall ñëw joxuñu 20 hectares fii ñu taxaw nii te 20 hectares yi ñi ko implanté ay services ñoo ko implanté ci ndigalu président Macky Sall ba yàlla dogal tey jii nii ñu terrassé ko ba mu toll fu mu toll nii donc suñu noonu yi ñooñu laay wax nii. Babacar Kane préfet moo taxaw pour ñu jëlee ñu fii jël benn entreprise privée ngemb ko teel ko tànk pour que ne carrément gars yi nañu fi jógee. Babacar moo ñu jàppaloon démb mu dem dox pour que ñu may ñu mun ko terrasser en attendant papier yi génn mais ginnaaw bu ñu changé gouverneur Dakar ñun boobu lañu commencé am problème kon suñu problème ñaar ak Hassan Sall ak Babacar Kane. gannaaw collectif bi ëmb nañu daaneel seen i kër si Tivaouane Peulh gën collectif la dinay taxaw mu ëmb bi la yoon professeur contractuel yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yu digg doomu yi di enseignement moyen secondaire fii ci réewum Sénégal ñooñu nag ci boppam ñu ngay dànxaafu nañu nag faw ñu xoolaat bu baax seen statut revaloriser ko su ko laajee ndax professeur yooyu nee nañu loolee bu taxawul bee boo ñu xam ne dañuy boycotter évaluation examen ak concours ya nga xam ne mënees nañu ko amal waaye mbooleem réunion bu nga xam ne cellules yi dañu koy amal mboolem activité pédagogique ndax nag nee nañu seen bëgg-bëgg moo dañuy xoolaat seen statut collectif ba moo woote ni ki tey ji ci suba ak janox taskatu xibaar yi doon sa dànqaafu ñu ànd Seex Ndey Xadi Diouf Madani Marega. mbootaay mi ëmb professeur contractuel yi nekk ci njàng mu diggu doomu bi di sàkku ci nguur gi joxaat leen gëdd te wàccoog ay digéem. ni woon képp koo xam ne yaa ngi jàngale ñu dugal la ci li ñuy woowee contractualisation da ngay def ñaari at ba ñeenti at ñu formé la toog nañ lu ëpp fukki at seen situation avancé wul. ñi nga xam ne def nañ fukki at ak lu ko ëpp ci jàngale mi ñooñu laajatuñu formation mu jox ñu suñu ay diplôme ñi nga xam ne nag dafa def nañ lu yées fukki at mu ubbil leen lu mu gën a gaawee formation ñu dem ñu tàggat leen ñu am seen lijaasa. beneen pàcc bi mooy wàllu payoor ak wàllu avancement ci jàngalekat yi nga xam ne ñu fexee ba seen payoor seen avancement. am lu mu tekki. lu ko mooy jàngalekat yi fas yéene nañoo yëngu-yëngal. dootu ñu jàngale lu ëpp 21 heures ci école yi. leneen li mooy dañuy syndicat yi nga xam ne ñoo ñu woon a taxawuñu dañuy jël main levée maanaam dañuy génn ci syndicat yooyu yëpp. leneen li mooy dañuy boycotté lépp lu jëm ci wàllu examen ak ay concours aussi lu jëm ci wàllu ay cellules lii tax lii ñoŋal njàng mi ci école yëpp. bokk na ci lu ñu mbébét mooy tënk lépp luy seen ay jafe-jafe ci bataaxal daal di koy jëm seen ay kilifa. jaajëf Ndeye Khady Diouf ñu waxtaanee ko njëgal ciment si nga xam ne ñenn ñi dañuy wax ne tàmbale ñu ko yokk am ñu nga xam ne ni nee ñu nguur yi mu koy def kéem kàttan ba njëkk bañ a yokk loolee nag waa Sococim jël nañu dogal dakkal mboolem production bu ñu doon def ci wàllum ciment si jàppale ne loolee ñi di kuréel yi taxaw ngir nag aar waaye jëfandiku yi ñu ngi koy ñaawlu ndax nee nañu fu mu nekk ni cimenterie yi dañuy jéem a def pression ci nguur gi nga xam ne mi ngi def ay pexe ngir nag njëkk yi ñu bañ koo yokk loolee nag association des consommateurs du Sénégal bokk na ci waa ASCOSEN ak waa UNCS seen bëgg-bëgg moo di nguur gi bieboo mu def kéem kàttanam ba taxawal ab conseil national de consommation nga xam ne dañu koy voté sa pencum ndaw réew wala voté nañu ko ba noppi ñu ànd Seex Younouss Sabalde ci ak waxtaan.
mu nekk lu nar a métti ci kaw consommateur yi ay usines yuy defar ciment arrêté seeni production association soxol consommateur yi fii ci Sénégal di nakarlu li ñuy jàppee pression buy cimentier yi di def ci nguur gi ngir yokk seeni prix yi ciment di ab élément bu essentiel ci wàllumu tabax waaye fii ci Sénégal njëgu ciment bi di yokk saa su nekk Jean-Pierre Dieng gis ni rek dafa jot ñu samp conseil national bu consommation ginnaaw bi ko assemblée nationale adopté te njiitu réew mi joxe ci ay instruction bu yàgg waaye président honoraire bu union nationale des consommateurs bu Sénégal di ñaawlu ñàkkum taxawaayu ministre Aminata Assome Diatta ci wàllu wi mu ni conseil boobu de bu taxawee dina tax ñu waxtaane lépp lu nekk njëkk di teel a anticiper tamit ci yenn jafe-jafe yi association ñeel consommateurs yi di ASCOSEN di ñaawlu tamit bii la situation Momat Cissé vice président bi di sàkku ci nguur gi mu teggi taxe yu muy jël ci ciment bi mu ni taxe yooyu dafa bari te métti ci gaañ yi lu am ba des yokkute prix ciment bi dina am njeexital luy doy waar ci askan wi ne prix loyer boo xam ne askan wi ñu ngi koy ñaxtu saa su nekk dina gën a cher. gannaaw semence yi jàppale ne kon yokkuteeg njëkk yi ba tey ak association bi ëmb cordonnier yu marché bu bees Géejawaay ñoom ñu nga yëglu la ñu yëglu nag moo di ñoom it ya nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ngir mën a yombal seenu liggéey yenn produit yooyu njëkk yi yokku na lool si ab ndajam assemblée générale bu ñu woote démb jàppale ne ñu ngay sàkku ci nguur gi mu dikke leen renfort lu ko mooy seen ab liggéey ñu sa bëri dañ ko bàyyi wuti ji leneen ñu teewlu sa Ousmane Lo mooy président bu association des cordonniers du marché bu bees bu Géejawaay ak kàddoom ak Younoussa Baldé ñoom importation lépp lu ñu sonal ci la bokk parce que nag actuellement nii ñun mu ñu nekk doomi réew mi nekk ci réew mi amuñu dul benn métier bi muy defar dàll mais ñu boole ñoo chinois bi ñu bàyyi chinois bi dugg si chinois bi léegi waxatuma ñoom dañ daan importer indi léegi dañ koy liggéey seen biiri kër doyatul ñu boole ñoo turki ñëw aussi dañu sonal yaa ngi dégg sénégalais yi koo gis muy dem léegi boo gis téeméeri personnes yoo gis ñuy dem ñaari si sol dàll ude ñu si des ñëpp dàll turki dañuy sol dàll ci Chine la ñuy sol mais pourquoi mënuñu ñoo dimbali fexe ñooñu ñu xool leneen lu ñuy def ñun ñu bàyyi ñoo suñu métier parce que ñun lii mooy suñu métier lii rek la ñu xam boo ñu jëlee ci lan la ñuy dem moo tax ñu wootee suñu dajaloo bi parce que nag wax dëgg yàlla booy liggéey ci mbir dem ba yow mi koy liggéey mënatoo cee am dépasse dem ba yow mi koy liggéey mënatoo cee yor sa njaboot liggéey boobu presque dee damay wax ne état bi ñun ñëpp xam nañ ne li ñu xamal mooy nañu ñël xale yi nañ leen former mais ñoo ñu koy wax dañu gëmloo ne dañoo war a former xale yi mais ci loo leen di former ci métier mu dee mais kooku xanaa baaxul ci réew ñu dem a dem ba métier mi nga xamante moom la ñu doon liggéey war cee former xale yi parce que ñun dañu former